jërëjëf mbokk yi comme ni ñu leen ko waxee woon rek ci seen Ngoundiane TV international seen émission bi nga xam ne moo di un candidat face à son peuple ñu fas yéene di ko génn seen première numéro mooy bi nga xam ne itam moom la ñuy door a commencé muy li nga xam ne dem nañu fii itam fi nga xam ne moo di jàkk seeti ki nga xam ne moo di Assane Sène bi jiite li nga xam mooy mouvement ànd defar sunu gox fekk nañ ko fa ci li nga xam en pleine campagne itam ba mu ñëwee am na li nga xam ne yéey na ko yàbbi ci li nga xam ne mooy campagne électorale bi nan la ko gisee ak foofu ak programme bu bees boo xamante ne indil na ko wax du jaar kon ñu teew li ma yaakaar ay kàddu candidat yëpp am nañ prise de conscience par rapport à cela te ñu ngi koy doxal ke man mii su ma demee ba tel candidat dem na cette localité damay changer dem feneen ndax mën nga maîtriser sa bopp mais xale yi mën nga ñëw mbirum par lu tax ñuy jéem a am nañuy provocante bay ñuy indi problème ñu koy moytu lu ñu mën a def véritablement pour prêcher la bonne parole jàmm ji mën a continuer ku nekk sabablu jël sa chance li yàlla may nga jël alhamdulilah def naa ci jéego yooyu lañ ne. ok balaa may ñëw ci sa programme Assane. yéen est-ce que ngeen dajale woon doon benn du moo gënoon ndax yéen ñii def yéen trois candidats des candidats yi des parce que waxuma le maire moom ñëpp xam nañu moom macha allah. am na doole mën na li muy def mais yéen est-ce que ngeen dajale woon seen biir moo gënoon ngeen kii jaar fi kii jaar fi te mënoo ma feesaloo leen sax benn kaar. loolu sax xalaat na daaw dañ. mais ak li nit ñi gis. ñi kese ku nekk li nga am boo ko indee déjà. non yéen da ngeen di fay 2500 pour kër. allahu akbar tey bu ma ko déggee dama tiit. dégg naa am na candidat boo xam ne 6000 la fay barrière pour def caravane am. ban candidat xaw ma ko. ACCD. dama dégg defuma caravane. suba laay def caravane. te du ma fay kenn dërëm ñii indi seen oto sax ñuy defal seen bopp essence. ok am lu ko waral. waaw lu ko waral dañoo am yéene ci man am yéene ci Ngoundiane. di dem de façon volontaire. loolu mooy politique il faut politique mbirum xaalis ñu teg ko fale indi la politique de valeur ak principe loolu mooy mën tax Ngoundiane changé ndax candidat bu waxee yow nga koy naan lekket kese mënul naax day loolu du wax nit ki boo ko miinalee yéen bi bu demee day yàq jikko yi te loolu Ngoundiane jikko yi dañoo yàqu côté boobu koy wax day daa bëgg ñëw ci campagne li ci gën a bëri muy xaal weccet bu muy bu ciy tuur te loolu baaxul loolu buñ ko miinee boo demee ba falu li nga leen miinal rek ngay continuer te xaalis boobu am na fu mu xëj boo ko dajalee am na projet yi nga ko mën a dugal pour nga mën a jëm kanam ku nekk mën cee gis boppam. gis-gis boobu la ñu am. est-ce que li nga wax ne Assane ñàkk mooy la rek moo tax ngay indi ay prétexte yi boo amoon moyen di nga def loo comme li gars yi def ko. barki Serigne Saliou Mbacké moom laa yaakaar. waaw su ma joxoon un budget de 1 milliard pour sama campagne. du ma fay kenn pour mu dugal. sa gars yi leen ne benn oto ngay campagne. waaw bon wax la rek suba dañuy caravane xam li am solo. man fierté la man tey sama staff bu nangoon fierté la ma ñëw ma jël ay charrette di campagne biir Ngoundiane xam lu ko war Augustin Tine ministre des forces armées xam fan la ma xamee pour ma jëw jàppale Macky Sall bi ñuy sampal Macky Sall comment dirais-je au niveau du département Thiès ñu ne Ngoundiane de amuñ fa benn représentant mu am ku leen ne am na ku ñu Assane Sène professeur de philosophie la moo représenté CUSEMS Saint-Louis dafa mën a wax te enseignants yi bari dañ ko déggal te amaana ma déggante nag jeunes yi dëkkam yi doo leen ko seet woo ma sama jël ma demoon ba ñu dégg mbaalox di conduire charrette bi ñëw ba ci buntu kër gi Augustin ak Mor Ngom di gaare ak seen oto ñu laajte kenn ñoom Assane Sène la ñu kii ñu fekk ma ci charrette bi am ku leen ne bu dee Assane Sène mi ñu xam de di jàngalekat mu ngi nii ci charrette bi Augustin di charrette bi la ñuy waxtaan ak yow intellectuel nga macha allah professeur de philosophie loo bëgg war nga ko mën a am c'est la première fois cadre bu toll nii ma gis muy conduire charrette séeréer la sama sidditu séeréer ndaw la xam nga au ministre di wax loolu chirurgien dentiste yor ay cabinet partout au niveau du Sénégal gis image boobu sama staff bu nangoon ma nanguloon loolu ay charrette lay campagne Ngoundiane lan mooy oto daaw la lan mooy oto dafa baax. charrette baax na Ngoundiane réyul fu ne mën nga faa dox campagne. ok am na solo. waaw Assane. sa programme Assane lii yëpp li nga wax ne yëpp Assane sa programme kenn xamul lan mooy sa programme. présenté wu nit ñi dara loo xamante kenn xamul. non waaw non parce que la am parce que man dégg naa sa benn discours Assane daal sa programme daal doy na waar lan la sa programme lan la. parce que nee nga maire lii te maire moom fii inauguré stade bon def na fi ay case de santé poste de santé tout ça
ah dëkk bi commencé naa ni yéen itam. Daouda daal Assane lan mooy sa programme da ngay provoqué. non programme non attends dama lay laaj lan mooy sa en programme. tout cas na nga xam man nga fi fekk xam nga bu baax. waaw d'accord mais lan mooy sa programme da nga ma gisuma programme. xam nga nee naa la am na programme bu ma tudd Ngoundiane bu bees présenté naa ko à Mbouraay le 28 décembre. ban programme la lan la. non ah da nga koy lire kon kër woo ko. ça veut dire que xam nga non liiruma da yow laay jox. non man ok. yaa sama programme su ma nelewee sax mën naa ko wax soxlawu ma ko lii ndax maa ko bind. ok voilà sa programme la xam nga amuñu jot lire pàcc yëpp. mais dinaa la limal quelques axes. waaw da nga may tënkal programmatique ma tënkal la. ok. lu gund suñu programme déjà. mooy dañoo gis ne Ngoundiane koom-koomu Ngoundiane dafa war a jëriñ Ngoundiane. ba Ngoundiane doomu Ngoundiane yëpp gis ci seen bopp. te loolu amut. ok boo jëlee ci wàllum industrialisation. mbirum carrière yi 11 entreprises ñoo fi nekk d'exploitation. bu nekk di générer ay milliards. gaa ñu ngi def li ñuy wax RSE responsable sociétal de l'entreprise. mais la plupart ci ñoom boo leen interroger xam lu lay wax li ñuy réaliser Ngoundiane loolu la ñuy joxoñ bu ñu ne def lii lañ bëgg loolu la ñuy def te pour man Ngoundiane waa commune ni waa municipalité maanaam du ñu liggéey par rapport aux priorités de Ngoundiane. waaw. ma jox la ñaari misaal. RSE waxu la lii kese nga war a def yaay xool li nga xamee fa lay métti nga indi fa le fonds de RSE. nga dugal ko fa mu jëriñ Ngoundiane. bokk na suñu politique ñu orienter les fonds de la responsabilité sociétale de l'entreprise ñu dem fi nga xamante ne dina mën a am impact njeexital bu mucc ay ci askanu Ngoundiane te duni waa Ngoundiane. ma jox la benn misaal. maison des jeunes yi ngi fi commencé tabax maison de la francophonie de Ngoundiane maison des jeunes de Diack bu ñuy waajal Cangaay bu ñuy waajal Sew Xay 4 maisons te mu Mbour laaj muy 5 bu nekk lu mu ndaw mu ngi jar 1 million 100 millions yu tegal 100 millions 32 millions 132 millions 112 millions 120 millions équipé ko mu rafet Ngoundiane bëgg na lu taaru mais dama jàpp ne une petite localité comme Ngoundiane 5 maisons des jeunes yoo xam ne boo méngalee boo limee li mu jaar yëpp rom na ay milliards de priorité ñaar baax na mbaa benn doomu Ngoundiane di fa jëfandikoo di def culture di def lépp yeneen fonds yi nga orienté ko si loo xam ne mën na indi impact positif si la population. 5 millions yi ñu jagle jigéen mbaa ay 10 millions 100 millions yi boo ko jëlee dugal ko au niveau du fonds jigéen ñi am garantie. que bëgg a am 10 millions 5 millions di nga ko am ba 3 millions mën a liggéey te loolu mooy di nga ci mën a ubbi projet nañ xool xaalis bi fu ñu koy dugal dafa am solo mais bul ne ay gestion de prestige def lu rafet rek ñëpp mu taaru ñëpp di jàmbat te amul njeexital ci askan wi Assane pour man il faut ñu axe prioritaire yi ñu xëcc ko ñoddi ko dugal fa xaalis mu mën a jëriñ au niveau de Ngoundiane beneen volet boo xamante ne également daf ma métti mil volet agriculture. est-ce que xam nga ne Daouda Mbaye dee na Ngoundiane dee na Ngoundiane nawet bi rek passé wane na ko da ngay bay ba sa loxo di métti déjà renouvellement matériel agricole bi gëj na am depuis ay at ay matériels yu ancien rek yu bon rek ay machines yu bon rek la paa yi di utiliser maire yi ak ñi nga xam ne ñu ngi bay déjà war nañ ko renouveler est-ce que Daouda gis nga Ngoundiane bu mu daj tracteur te localité yi gën a ndaw Sénégal ñu ngi ak ay tracteur ndax état bi def ni fi nekkalul pour man il faut maire bi xool ma xam ne Ngoundiane n'est pas un Sénégal dans un Sénégal localité bu ndaw la bokk ci Sénégal fi nii di tibe na fay dem di tibe bu mu rëy boo nee maintenant mënoon naa sama bopp am naa sama lépp doo def dara gars yi buy set duñ la boole te loolu bokk na ci jikko boo xamante ne sunu maire parfois de rëy xaw ma lan la day tax buy gestion de prestige muy fakastalu yu mel noonu. ñu ngi ci objectif mécanisation ak modernisation de l'agriculture en faisant quoi bërëb yi nga xamante ne yépp boo defee tuuti ndox genn Sidi Ndoubatar vallée de Mbayeen dañ leen a bëgg a aménager mettre leen en valeur installer foofu ay matériel moderne gasal leen ak ay teen ak ay forage ba nga xamante ne mën na def ay forage solaire électrique ay dugal ay pompe boo pompé ndox mi ñëw te noo bëgg a roser nga roser
Ngoundiane am maraîchage lépp lu ñuy jéegaane feneen ak Gelor ak feneen dootuñu ko jéegaane projet agricole bi nga xamee mu ngi Mousnakh tollu Mousnakh suñu jigéen di ko jéegaane di fa barkeelu di fa am 2500 amanaa nga paas ndekki mu dese la 1000 francs boo fa feebaree c'est un problème benn jour dama la joxoon benn anecdote dama déggoon ñu koy wax gaw ma ko ma ñëw benn weekend bi bàyyi ba 3 heures du matin ma taal sama montre ma taal sama oto di dem sama papa ndaw foo jëm heure ma ne projet Mousnakh bi loo fay dem damay dégg ñu koy wax politicien la du ma yem ci dégg naa damay demal ba sama bopp gis ko may demee ba gën jàgg ma ramassé ñetti jigéen ñi dem projet bi dem bay dugg ci àll bi ramassé ñaari jigéen dugal leen sama oto yóbbu leen ba ma àggee gaare bu droité sama oto li jële fii daaw da ba ci mbed bi loolu 200 mètres jigéen ñaa ngi tëj ci lëndëm bi war na yàlla boo ma tegoonoon kaam la dëgg la teg ci kii bi ci suuf xam la ñuy nite seen portable nara fanaan foofu bu suba 6 heures ñu def rappel pour jël leen amanaa sax duñ leen jël buñ jëlee waa Mousnakh ba pare soog a jëkkali ci waa Ngoundiane ñi des ñu tax leen ba beneen jour yow ma foofu dama dem gis ñi nga xamante ne ñoo gérer projet ma ne li yenul maanaam ñu ne commune bi moo ñu mën a dimbale jigéen ñi ñëw fii yëpp li ci ëpp waa Ngoundiane la buñ namoon toog ak ñun ñu xool yan mécanisme à travers ngay jox nit ñi ay billets ñu xam ne suba jigéen ñi ñoo war a dem ñëw beneen gannaaw suba ñii ñuy ayante dina indi problème mais ñoom jigéen bu ñu ñëwee bu xamte bi ñu bari dañ fi blessé te kon mooy war a jàppale wu ñu bëgg nañu projet yi mel noonu ñu indi ci ñett kon ñett te mën na nekk te xam naa tax mën na nekk xayma nañ fu ma koy jëlee Ngoundiane am budget de 1 milliard au minimum c'est vrai recouvrement doon na di nga recouvrer lépp mais war nga mën a def effort intelligence am relation bi nga mën a recouvrer au minimum 80% de ce budget nga dugal ko ci volet agricole ndax amuñu leneen lu dul mbay boo ko defee góor yi nañ noppalu jigéen ñi noppalu agriculture dina moderne lu bari dina dox au niveau de Ngoundiane jëm kanam voilà. waa ci sa programme bi. quatrième axe du programme ngay wax ci jeunesse sport et loisirs. oui ñu gis tamit nga wax ci valorisation de la maison de la francophonie par un renforcement de son contenu et tout à fait. le recrutement d'un personnel qualifié. absolument ñu bëggoon xam lu tax choix boobu. choix boobu li ko waral choix bi maison de la francophonie wala. waaw dama gis ne maison bu taaru la kaar la preuve man sax bu ñu koy inauguré dem naa fa j'étais à côté di remercier ko ni que lii wax dëgg yàlla jombul Ngoundiane mais man xaw moon moment boobu ñu ngi waajal yeneen ak yeneen feneen pour man bu yemoon ci boobu mbaa mu yem ci jaag muy ñaar rek mbaa benn baax na ndax itam jeune Ngoundiane mën na jóge jaag dem fréquenté ko jeune Mbour waaye jeune Thiangaye jeune croisement mais nañ ci def contenu bi mooy nañu sentir na am na ñu bëri da nga leen na maison de la francophonie Ngoundiane duñ ko xam nañ ko mettre contenu mais maison de la francophonie c'est trop français war nañ ko wutal tur nga xamante ne këru cosaan këru nangam loo xamante ne waa Ngoundiane yëpp dañ ci gis seen bopp nga xam foo ko tuddee Ngoundiane yëpp gis ci seen bopp contenu bi bibliothèque am na fa nañ ko informatiser ku fa bëgg a jëriñu mu mën faa jëriñu mu law ci biir dëkk bi pour mu mën a am benn njeexital bu am solo ndax ay millions lañ fa dépensé waru nekk foo xam ne kasaara la war na mën a am benn impact sur la population ñëpp mën cee jëriñu intellectuel comme ñi jàngul même ñi nga xam ne dañoo am métier seen bis war mbir war na cee feeñ loolu laa bëgg autrement dit lu am la rafetlu nañ ko mais ci doxalin bi na dem ba gën a fës ñëpp ràññee ko incha allahu rabbi. xam naa ne dañuy émission bi mu ngi waa jeex te wax dëgg si yàlla ñu ngi jël ci sa temps. est-ce que mën nga ma wax ci jeunesse tuuti. amul benn problème. voilà wala jeunesse. ndax itam jigéen politique. dëgg jigéen la. dëgg la jeune la. ñaar ñi kenn mënu dem bàyyi leen. jigéen ñooy suñu yaay. ñooy suñu jabar ñooy suñu jigéen. boo leen jàppale nga njaboot bi ndax ñooy togg ñooy def lépp. te ku feebar ci xale yi papa ji mën na fanaan yëndu di def leneen feebar lu métti benn moment papa ji dina nelaw waaye yaay lu métti mooy jànkoonte coono bi du nelaw kon jigéen ñi dañ leen war a jàppale. dinaa wax nag ñoom ak li ma leen prévoir dinaa wax ci jeunes yi jeunesse moom ngay préparer pour l'avenir de demain boo ko waajalee def ci moom ay meññeef ay potentialités yi nekk ci moom nga jëm ko valoriser dès le bas âge bu màggee mën na jëriñe ndax loolu lañu doy ndaw jëriñe
loolu ana fa ngay jaar pour def ko Daouda da ngay dégg navétane Ngoundiane di dégg leneen ay compétition sportive yu am solo ci dëkk di animer dëkk mais jusqu'à présent Daouda gisaguñu benn star planétaire international national au niveau de Ngoundiane mu def fierté Ngoundiane te Ngoundiane yëg na ci football li ma gëm mooy war nañu commencer détecter les talents à tous les niveaux nag à tous les niveaux muy sport muy religion muy lépp ñoo xam ne am na lu suñu borom meññee muy xam-xam nga xam ne boo ko ñongalee dina ma leen mën a jëriñ askan wi suba faral naa di joxe exemple Sadio Mané muy fierté nationale internationale Bambali la jógee village boo xam ne kenn xamu ko woon waaye boo nee Bambali partout dans le monde nit ñi xam nañ ko ñu lay génne ay milliards yi fa Sadio Mané def est-ce que loolu daa jom Ngoundiane suñu solution mooy muy basket muy sport yépp ak côté culturel yépp fépp fu doomu Ngoundiane ne dina ñëw xëcc ko li ñu gis ci moom talent ñu renforcer ko jàppale ko tette ko gunge ko ba mu mag ba nga xamante ne suba bu nekkee star millions yi nga investir ci moom da nga koy fàtte ndax bu nekkee comme góor gi Sy Dieng nekk comme Sadio Mané di indi milliards di def loo xam ne commune sax mënu ko def loolu la ñuy xaar ci commune loolu lañ nama defal doomu Ngoundiane di loolu mën a tax boo nee nawetaan ñëpp sawar boo nee basket ñëpp sawar star yi fi amoon yëpp fubal nañu mënuñ sax ñëw dem au niveau départemental loolu nekk na loo xamante ne Ngoundiane ak fu mu toll ak koom-koom ak lépp ak gis-gis war na mën a dépasser foofu. il faut ñu également former xale yi sur tous les métiers de carrière nga xamante ne ñiy liggéey Ngoundiane nekk ay xale duñ nekk di taxawaalu mbaa ñu nekk ay chauffeur kese est-ce que xam nga ni doomu Ngoundiane yëpp chauffeur maçon te pourtant métiers yi bëri ngi nii carrière waa doomu Ngoundiane war na leen mën a former loolu dinañ collaborer avec l'Office national de formation professionnelle nga xam ne am na lu ñu xase liggéey ak ñoom mu waroon continuer impacter même ci jeunes yi commune doxalu ko ndax jógul ci moom dinañ jéem a relancer projet boobu coopération boobu à travers la municipalité yàlla bu ñu mayee ndam ñu lister métier carrière yëpp collaborer avec la waa carrière signé ak ñoom des conventions pour ñu jàppale jeunes yi ku am métier un jeune un métier ku am métier nga mën a liggéey loolu war na mën a nekk également dina def leneen doomu Ngoundiane ba nekk ay xale carrière laal leen ñu am accident lafañ ñii dee amuñu benn indemnisation seen kayit yaa ngi nelaw dans les tiroirs à part Ibrahima Faye qui est au palais de justice di sama collaborateur qui est mort sama tête de liste proportionnelle lu mu ciy def pour ñeneen ñi ñu fay leen seen ak yelleef xam dañoo am accident kenn defu ko ci commune bi defu ko ci ñun bu ñu jëlee commune bi dañuy dem dans le barreau wut benn mbaa ñaari avocat au niveau national de renommée ñu ñëw accident yi xesa am Ngoundiane yépp ñii dee ñii accidenté lafañ am problème kenn toppul seen dossier ñuy torox te ñu doon jëriñ ay patron yi tëdd ci seen xaalis ñu xeexal leen avocat yooyu jël combat bi jël dossier yépp dossier yaa ngi fi ramasser tous les dossiers de ces personnes concernées avocat yi dem jàmmarloog waa carrière képp koo xamante ne da nga mas a am accident képp koo xam ne da nga mas a am accident de travail kii dee tout sa dossier toppuñu ko kenn indemnisé la ba nga xamante ne même boo dundatoo sa famille dina fàttaliku sama papa mu ngi doon liggéey carrière te topp nañu ak yelleefam loolu amul Ngoundiane te dinañ ko def te man sax yëpp xaaruma jël commune woo naa ñaari avocat dans ce sens ñu ngi travailler dans le cabinet nuit et jour te bu ñuy commencer jël commune bi di ko commencer liggéey incha allah. ok. parce que ñoom appel la quoi. ok waaw. benn numéro ah. benn numéro par rapport ak ñi nga xam ne ce sont des impactés. waaw ou bien ñu jël ko après bind ko. waaw lañ koy bind. waaw kon ñi nga xam ne am nañu subir un cas pareil. waaw te bu ñu bëggee au moins donc ñu suivre seen dossier. waaw donc nañu woote ci numéro boobu daal. comprendre ma. ñi nga xam ne déjà dañoo subir loolu conséquences yooyu ak subir accident yooyu. waaw d'un côté ils sont dans l'oubli. waaw donc si yoon numéro boo xam ne mën nañu appeler. pour que yéen ngeen mën jël dossier suivre ko daal. directement. waaw. ah ok. voilà donc mu nekk benn numéro d'appel. ok ok. ok.
su mel ni waxtu waa ngi jeex na Assane waaw bon xam naa ne sa kaddu yu mujj rek ginnaaw itam ñun dañ lay jaajëfal bu baax a baax ci sa oyofte ndax itam nit ñëpp xam nañu Assane yaakaar naa ci ñi gën a disponible ci politiciens yi ci la bokk heure boo ko woowee mu wuyu loolu wóor na ma parce que tey yaa ngi woon ci yeneen yitte mais teewul daj na say tey yëpp ñëw ñu ngi la ci sant bu baax a baax ban kaddu ngay mujjee ak waaw li may mujjee surtout say collaborateurs li may mujjee mooy ñaax ñëpp ñu xam ne élection moom day wéy avant élection am na après élection am na bu ñu xamee loolu war nañu jël suñu matuwaay ba képp koo xam ne candidat la nga wax ak sa njaboot ñu ànd ak dal ànd ak tey sabablu ci jàmm ak salaam jël li nga xam ne suñu borom moom la leen jagleel bu ñu amee ndam xam ne ndam la ñu encouragé ñi nga xam ne am nañ defet ñoom ñu doxal fexe ba wàccoog li nga xam ne moom la ñu waxante ak askan bi ñi nga xam ne également gagné wuñu également ñu dem rootiwaat mais lépp na def nekk ci fair play di soñ population Ngoundiane yépp rawatina carte électeur yi carte électeur yaa ngi nelaw au niveau des commissions vote bi c'est dans moins de 10 jours képp koo xamante ne sa carte déposé woon nga muy renouvellement muy changement de lieu de vote muy nouvelle inscription sa carte génn na demal au niveau de la commission booy dem nga indaale sa ancienne pièce ak sa récépissé nga jël sa carte ndax loolu mooy wax ji mariirandoo yi yëpp rajal ji amul solo bañ nga ci bi am solo te guerre boo fay dem da ngay dem arme loolu maa ngi koy wax samay nit di ko wax yeneen candidats yi ñu ñaax seeni nit ñaax parce que loolu moo ci am solo yëpp ay détails la le grand jour le grand événement c'est le 23 booy dem da nga am ni nga ciy dem wax bi amul solo loolu ci am solo di ñaan sunu borom def jàmm bi law élection yi passé ci jàmm au niveau national kenn bañ a reyante kenn bañ a saagante ñu xam ne sunu borom noppi na ba pare bu ñu xamoon kuntu sunu borom bu ñu su ma xamoon man maay falu man nii laay toog daaw da nga toog sama kër du ma campagne kenn mais loolu kumpa la ci doomu aadama loolu war a jàmm yàlla ku xamoon li la sunu borom dencal suba doo sabablu sabablu moom mu ngi ci jàmm yàlla mu ngi ci liggéey mu ngi ci lépp loo xam ne ñu ngi koy def di ay jëf di ay wax yu baax pour mën a jëriñu te jëriñ boobu mooy li nga bëgg mu méngoog li la suñu borom namal yàlla na suñu borom namal ñu jël commune Ngoundiane doxal ndax wallahi azim am nañu yéen doxal te waa Ngoundiane yëpp xam nañ ko bu ñu waxantee dëgg rek voilà ñeneen ñag yéene naa leen yàlla na suñu borom defal leen li gën waaw mais ñun lu ñu jàpp ñun ñoo gën ci Ngoundiane incha allahu rabbi te bu ñu jëlee commune nañ ko wane asalaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf Assane ñu ngi lay gërëm baax sa programme bi macha allah riis na yaakaar naa moo programme sa programme bi dafa riis. merci ñu ngi lay gërëm bu baax. xamal naa da ngay provoqué rek. jërëjëf merci Assane Sène ñu ngi koy gërëm seen waaw voilà Ngoundiane TV international tey suñu premier numéro de l'émission candidat face à son peuple ñu def ko ci yow man maay premier candidat. yàlla non yàlla naa continuer di doon premier rek ba jël commune Ngoundiane bu amee dina def collaboration bu am solo. dinañ jële rajo bi fii yóbbu ko feneen. feneen mooy suñu yéene. am nañ ci gis-gis bu xoot nag. xëy na nag dañoo toogul waxtaan mais bu ñu waxtaanee di ngeen xam. ñaan na rek suñu borom def lu gën. mu méngoog li ñu bëgg incha allah. yàlla baax en tout cas on vous félicite. maa ngi leen di remercier. lii la Ngoundiane soxla woon. Ngoundiane dafa moderniser ci anam yëpp. côté média macha allah yéen a ngi def liggéey bu mucc ayib. am na ñi leen di dëkkal fi ngeen dëkkul nag. mais dama la sama gars yi xam naa leen. ñu ngi liggéey bu am xarañ tabaski woo nga ma. bu la neexoon doomu woo. bu la nga indi parparlu. mais yemale ngeen ñëpp. équidistance boobu loolu lañ xam te homme de presse Daouda. yéen ñëpp gis nga un journaliste nekkul forcément ko dem CESTI boo gëmee sa bopp xam li nga doon xam fi ngay teg sa tànk yàkkamte woo am wala rek nit ñi def sa liggéey jox ko gët bu mu àqam. dinañ la coow fi ñu coow ni ñu coow amee aldaratu jaaru CESTI te yéene naa la ko yéene naa leen ko yëpp te incha allah dina am dinañ leen jàppale bu ñu jëlee commune Ngoundiane même bu ñu jëlee commune Ngoundiane dinañ leen jàppale waaw voilà. merci Assane Sène ñu ngi lay gërëm di la sant di gërëm ñëpp ñi nga xam ne itam ñoo fi taxawoon ndax gars yi xam naa ne bu ñu sañoon lim seen tur yëpp mais ñu ngi leen di gërëm bu baax Seydina di gërëm suñu monteur suñu caméraman macha allah ak suñu photographe macha allah jaajëfal leen bu baax a baax macha allah merci jërëjëfati on est ensemble voilà jërëjëf lii mooy li nga xam ne moom lañ jële woon fale nga xam ne ci Assane Sène ca jàkk muy waxtaan bu am solo boo xamante itam dégg ngeen ay kàddu
kàddoom li mu wax ci li nga xam ne moo di doxalin bi mu bëgg a doxal Ngoundiane keroog saa yu le 23 jotee bu gagné wax na leen ko Assane Sène itam ñu gërëm ko bu baax a baax a baax ci itam disponibilité xam ne may nañu ko ba itam may ñu ci temps tuuti ñu waxtaan ak moom mooy waxtaan bu am solo boobu. di jaajëfal sunu caméraman ki nga xam ne mooy suñu réalisateur Seydina Sow nga xam ne mooy jinne caméraman yi ak ki nga xam ne moo di suñu sister Ami Sène nga xam ne li mu foto noonu la ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen jox dig daje incha allah beneen numéro ak beneen candidat